Violence faite aux femmes c'est une campagne donc réalisée par nos amis de la France Make.org ñoom ñoo ko def gis ngeen ci ay stars yu bëri yoo xamante ni ku ci nekk wax nga li nga xam ne ni moo la naxari ci xoxatal gi ñuy xoxatal jigéen ñi sànq wax naa ko ñoom dañ la cee fekk si. waaw Pape gis nga donc di leen remercier rek ndax tey jii li may wax waa France yi bu ñu jugee. pour mën a xeexal seen dëkk. ci violence yi ñuy def jigéen ñi. donc man. dañ ma ci fekk si ndax tey war naa mën a jug man it Sénégal xeexal jigéen ñi nga xam ne loolu la ñuy daj. nekk seen ambassadeur voilà donc tey jii comme dañ ci daje. ñu ne ma dañu bëgg booloo. mu gën a yaatu. mu nekk plaisir ci man. donc mooy li may wax rek jigéen dafa war a jóg te dañ ko war a sargal. voilà ba pare li ci neex mooy yamuloo rek ci campagne bi ñu gis ni ak Make.org ONU Femmes aussi bu yàggul ñu ngi koy annoncé ci télé bi gis nañ ko ci réseaux sociaux yi à travers sa ay comptes ni ñoom tamit tabb nañ la def la ambassadrice loolu itam bëggoon naa nga waxtaan ci parce que keroog bi nga xam ne ñu nommé nañu la ko dem nga fekki jigéen ñi ci seen ay daje dem nga fekk leen waxtaan ak ñoom ngay jigéen comme ñoom lu ñu mën a dund rek war nga ko mën a dund donc le fait que ONU Femmes tabb la def la ambassadrice lu la bett la. waaw dëgg la Pape lu ma neex la. lu ma neex la sax ndax yaakaar naa ne sama ay yaay laa fa fekk. donc tey jii bu ñu ma woowee ndax ONU Femmes dañ fi nekk pour taxawal fi jigéen ñi. jigéen ñi ñuy xoqatal di leen mettital. donc ñoom looloo leen fi teg. muy plaisir ci man aussi. ñu solal ma mbubb moo xam ne Pape daf ma neex torop. ndaxte tey jii à travers sunu ay morceaux. la ñu mën a bàyyee ay messages yoo xam ne. nit yi dinañ ko déglu. donc tey buñ ma woowee pour ma gunge leen ci liggéey boobu. plaisir rek la. plaisir. et puis du ONU Femmes kese parce que au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ñoom tamit tabb nañ la def la ambassadrice muy ay distinction ak ay nomination yu bëri yoo xamante ni c'était pas évident pour jigéen waaye réfugiés yi itam boo xoolee bëri na ci ay jigéen yoo xam ne ni ay daw laaxu lañu ñoom tamit nga ànd ak ñoom ci seen combat Viviane. waaw Pape moom laay wax léegi rek lu mel ni au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. tey jii buñ ma jëlee def ma ambassadrice. pour ma mën a wër camp yi nga xam ne foofu la réfugiés yi nekk. nga xam ne Pape mooy li may wax rek defe naa waxtaanoon naa ci yow jamono yee passé. tey jii ñun benn dëkk. mën naa ne mën nañu nekk ci situation boobu ñaanuma ko yàlla. on ne sait jamais. pour nit yi comprendre loolu. parce que tey jii man su ma nekkee ci liggéey boobu tamit il faut ma expliquer nit yi. lan moom mooy loolu daal. maanaam nekk ci camp de réfugiés yi. mun nekkin ba. maanaam ndeysaan feebar yi bëri nañu. man ñu tànn ma pour ma mën a dugg. dalal xelu nit yi ndax ñu gis ma rek. dalal na seen xel. waxtaan ak ñoom. laaj leen li nga xamante ni moom mooy seen jàmbat. yaa ngi dégg. donc tey jii li may wax la rek. nga nekk seen baat. voilà ci seen diggante ak autorités yi. voilà di waxtaan ak ñoom. dëgg la Pape ndax tey jii Sénégal. damay sant yàlla rek di ñaanaat yàlla mu yokk jàmm. Pape bu ñu xeeb kilifa diine yi ñaan yi ñuy ñaan. suñu dëkk bi ndax Sénégal jàmm yal na fi yàgg. amiin yal na fi yàgg. amiin ndaxte tey ku nekkoon ci situation boobu. tey jii ñun ñëpp dañuy buubu rek. nekk ci camp yi. parce que la preuve dëkk boo dem dañuy ñaan ñoom macha allah stabilité bi nga xamante ni moo am Sénégal. am seen ay dëkk pour la plupart. voilà donc tey jii daal wax dëgg yàlla. plaisir la pour man. ma nekk ci gox yooyu. di ci liggéey sant yàlla la Pape. sant yàlla qu'est-ce que ça te fait bi ngay ànd ak Youssou moom tamit dégg na ambassadeur ba tey nga ànd ak yeneen star yoo xamante ni bitim réew la ñu nekk ñoom tamit ñu dégg ambassadeur u tel ou tel organisme tey xanaa fierté lay nekk pour yow ba ngay dégg loolu. yamuloo rek ci woy organisme yi dañ lay woo Viviane ñëwal jigéen nga porteur de voix nga yow la ñu bëgg nga xeexal ñu lii yow la ñu bëgg nga teewal ñu fii tey boo demee ba dégg ambassadrice qu'est-ce que ça te fait en tant que femme.
kontaan rek Pape. kontaan et puis fier. fier parce que tey jii fierté Sénégal man Viviane lépp la ma jaral. yaa ngi dégg donc tey man ñu taamu ma. ne ma kaay taxawal ñu fii kaay taxawal ñu fii kaay taxawal ñu fii. defe naa ne loolu fierté la. fierté la loolu mu ngi wane ne rek. nit yi apprécier nañ li may def. te yaakaar nañu ne à travers sama musique. ak sama jëm dinaa mën a jàllale message yi. je pense que parmi message yi am na beneen boo xamante ni dañu koy wone ci tànn giñ la tànn vous étiez deux yow ak DJ Awadi. DJ Awadi alors am na message boo xamante ni dañu ko def ci anglais pour mu gën a laal dëkk yëpp parce qu'en fait en réalité sa combat yamalewuloo ko rek pour jigéenu Sénégal mais da ngay xeexal jigéenu Mali jigéenu Nigéria jigéenu Côte d'Ivoire. jigéenu Sierra Leone moo tax defe naa le 10 mars bi ñun dinañ ko xëccoo ak yeneen africains yi nekk diaspora bi on va regarder ce message bu Viviane mu ngi ko def ci anglais et puis juste après ñu àggali waxtaan bi ñu ngi jëm Zénith. yéen a ngi waaj Zénith bésu jigéen ñi. If we come together as one people, we can change the future. Do it loko loko. Je crois que l'Afrique peut prendre soin de ses défis. C'est pourquoi je soutiens Loko Loko. yéen a ngi waaj Zénith bésu jigéen ñi. voilà donc pour dellu si waat rek ci li ñu doon waxtaan sànq ba tey nii tey nga dégg ambassadrice bi fierté la te wax nga ko léegi ñi da nga ciy kontaan comme quoi dara jommul kenn. jóge Mbuur ba fii nga toll tey ku la ko waxoon ndax di nga ko gëm. nag Pape nag man xam nga man sama àddina. lépp rek dama ko mbapat. maanaam dama ko mbapat li ma wax ci morceau bi ma def. ak Barakadama. Mbour Tukuleur ba Grand Dakar Fass. Mbour jóge fa di mbapat ñëw. Dakar donc zoné c'est ça voilà zoné moom mooy mbapat. koo xam ne liggéey bi ngay def. ñëwul rek nga gis xam nga. mu sotti voilà mu sotti. donc mbapat la et puis fit. te loolu dama ci remercier sama frère. sama xarit. sama papa sama mag lépp. parce que tey jii mooy li ma wax rek. école bu toll nii. école voilà Youssou. Super Étoile. tey jii bu ma déggee ambassadrice su lii. jaaxaluma parce que gis naa ko ci moom te jom googu. ak fulla googu. ak fit boobu ci moom laa ko jàngee. donc tey jii su ma déggee lépp loo mën a dégg ci musique bi tey. dara bettuma ci Pape. ndax dama ko mbapat. macha allah te tey jii damay delluwaat di gërëm remercier sénégalais. ndax Viviane nu mu mel sénégalais. dëgg la tey fu ma egg ñoo ma fa teg. fit bu ma am ñoo ma ko jox. ndax mënoon naa woy kenn du ma faale. mënoon naa génne morceau kenn du ko déglu. donc fit boobu noonu. ñoo ma ko jox. donc lépp lu ma doon rek damay delluwaat di ko remercier waa Sénégal. parce que yow bokk nga ci star yi nga xamante ni bu ñu woyee mu neex nit ñi loo sol sénégalais yi xewal ko. c'est-à-dire di nga gis clip bu Viviane tey suba boo xëyee ku nekk di nga jéem a wër Viviane li mu sol dama ko bëgg lanceuse de tendance comme on dit en plus de loolu univers buñ la teg nga woy buñ la tegalee mbalax nga dem ci xawaare bi comme yi ma bëgg da nga ciy dem variété internationale bi yaa ngi ciy dem sa ay musique léegi wax naa ko sànq dëkk yëpp dañ koy fecc Dakar da koy fecc Conakry da koy fecc Abidjan da koy fecc Bamako da koy fecc est-ce que da nga am secret. waa Pape boo xoolee nag yaakaar naa ne musique moom boo ci jaaree école bu mel ni variété. daf lay gën a jàppale pour nga mën a dugg ci fem bu nekk. maanaam te variété boobu ma def jàppale na ma ba nga xamante ni. et puis ak judduwaale ko rek. xam nga mu nekk ci yow voilà nekk ci man juddu rek c'est-à-dire bëgg woy américain yi bëgg reprendre morceau yi reprendre lii ba mujj gi ma def variété. donc loolu dafa nekk ci man ba nga xam ne musique dafa yaatu. musique dafa nekk loo xam ne tey jii mbalax bi ñoo ko moom. mais bu ñu yemee ci rëm tam bi rek. du baax tubaab bi du ko mën a fecc américain il faut nga mën. ubbeeku maanaam am ouverture ba nga xamante ni di nga mën a
dugg fu nekk rek Pape. te man nag damay gëstu tout le temps. di xool li nga xam ne dina mën a bees ci kanamu nit yi. dina mën a bees ci nopp nit yi. donc loolu man dafa important trop ci man. ci musique. parce que liggéey bu nekk rek war ngaa mën a di xool bis bu nekk. nan ngay mën a dabee nekk ci high level bi daal. nekk di upgrade ni ko américains yi di waxee. c'est important. donc ci côté musique bi man. vraiment su ma sañoon. voilà ñuy gën a gëstu rek. waaw di gën a gëstu daal di gën a gëstu ci loolu sax laa bëgg ñu des ci tuuti. waxtaanee tuuti musique am na loo xamante ni léegi mu ëpp ñetti at sénégalais yi di ko waxtaanee muy sa album international. toll nga fi ay jamono yoo xamante ni lu ci ëpp ci sa temps ak ci sa ay activités. États-Unis nga ko doon passé ak ñoom mais balaa ñuy wax ci album international boobu la bi nga dalee def ay rencontres ay featuring dafa yàgg Ophélie Winter. pour ne citer que ñooñu ñeneen ak ñeneen mën nañu waxaat Mokobe mën nañu tudd ñu bëri ñoo xamante ni tase nga ak ñoom ci scène def nga ak ñoom live dugg nga ak ñoom studio am na ci ay woy yoo xamante ni souvent je le dis Viviane li mu génnewul sax moo ëpp li mu génne. ay rencontre nga yàgg ko def musique rencontre la. fusion la c'est ça. waaw mais Pape c'est-à-dire musique moom mooy li ma wax léegi rek tey jii boo amee chance voyager. di mën a déglu style musique bu nekk di mën a fecc maanaam taxaw ci concert di seetaan di xam yu bees yi you know loolu daf lay gën a jàppale pour sa musique mën a dem mu ngi mel ni solu rek tey boo dul xool li xew doo mën a nekk ci biir da ngay sol jean bii rek wala robe bii rek dem voilà rek dem donc musique noonu la et puis loolu la vision la xam li nga bëgg di gën a dem ci kanam quoi rencontre la c'est important ngay daje ak ay nit te loolu yaay jug dox ko yow yaay jug nga dox ko ne man lii laa bëgg tey de diw laa bëgg a woyal tey déglu jéem a xool gëstu xam nooy def pour mën a rencontrer nit boobu you know affaire yu bëri daal donc loolu la daal Pape def loo xamante ni ku ci nekk daf ciy gis boppam mooy ouverture bi nga xam ne ni moom le président Senghor mi nga waxoon ouverture ak enracinement donc enracinement bi am nga ko parce que Sénégal duo nga ak Ndiaga Mbaye woy nga ak Ndeye Marie Ndiaye Gawlo woy nga ak yeneen daanaan Fatou Guewel Koulim Dioum mais en même temps woy nga ak Adama Diallo pour ne pas dire Barak Adama woy nga ak Ekan pour ne pas dire Moussa Thiam y a tellement de rencontres yoo xamante ni Viviane def nga ko mais ba tey ci rencontre yooyu bi ñu gën a marqué ñun mooy album Non Stress balaa ñuy wax ci album international bi parce que am na ay secret yoo xamante ni da nga ma ne woon du ñu ko wax mais tey dinaa def tout ci guddi gi ba yu bëri leer ci boppu téléspectateurs yi en attendant le 10 mars album Non Stress ça a marqué plus d'un nettali nga histoire bi ci télé yëpp ak ci rajo yëpp mais tey defe naa Sénégal bu ñu doon joxe disque d'or wala platine album boobu mën na ko am mu nekkoon liggéey boo xamante ni tàmm fusion ak tàmm rencontre ak tàmm featuring moo indi album bi toll fi mu toll suma juumul Viviane. dëgg la Pape mooy li ma wax rek. album No Stress moom wuyu ma. wuyu ma plutôt waaw wuyu ma dafa ñëw rek maanaam daal jaxase. chamboulé lépp quoi voilà jaxase ndax dëgg la peut-être mbalax bi demoon nañ benn moment boo xam ne. xawoon na metti aussi tuuti. xawoon na metti donc ma ne damay toog. xool li nga xamante ni mën na tam indi lu bees. indi lu bees tuuti. man loolu mooy sama musique. loolu mooy Viviane voilà. donc bi mu ñëwee. da ngay gis salaamaaleykum rek ñëpp ne ko nii. c'est grave voilà donc di ci delluwaat di remercier Sénégalais. parce que tey boo ci amoon disque d'or ñun duñu bett en fait. yàlla baax na. donc album bi wuyu ma titre de lancement bi Non Stress je pense qu'on peut y revenir parce que fàtte xaju fi bokk na ci woy yi nga xamante ni def ñoo gunge ci 2017 bi sénégalais yi fecc ko je rappelle encore que ivoiriens yi fecc ko guinéens yi fecc ko la preuve vidéo yu bëri ci album boobule genn wàll gi toggoo ko Sénégal yi Guinée
par exemple mariage forcé ci àllu Mali bi nga dugg réaliser fa vidéo bi li ci des nga bokk kook Sénégal comme quoi ouverture bi africain yi nga njëkk a sagal balaa ngay sagal ñeneen ñi te bàyyiwoo ci kenn loolu mooy wane encore ni artiste boo nekkee ci dëkk l'essentiel mooy nga nekk ambassadeur wala ambassadrice bu sa continent donc dama doon ji fii jaafaa jëf entre non stress wala mariage forcé mais je préfère plutôt mariage forcé parce que moo méngoo ak actualité bi je rappelle encore que ñu ngi jëm le 10 mars Zénith pour une première fois jigéen bu jógee Sénégal mais pour une deuxième fois à part Patience Dabani Viviane moo ñu yóbbu Zénith mariage forcé. yéen a ngi waaj Zénith bésu jigéen ñi. mariage forcé ma warul a bàyyi. Énormément de bien, si je peux appeler ça un bien-être personnel, mais un bien-être boobu may ressentir je pense que am na ñu bari ñoo xam ne ay góor ak jigéen mag ak ndaw dañuy ressentir loolu parce qu'un travail n'est jamais perdu. Elle a travaillé pour ça. moto bu ma ko xoolee sama yaram day daw li tax ma gën ko tatafu mooy dama xam fi mu jaar ak ndeyam ak ay mbokkam mu doon xale bu baax boo xam ne defe naa bëggoon ndeyam tam taxoon na am na lu ma marqué ci moom ci loolu moo tax ma bëgg ko lool ndax xam naa fi mu féete woon Ami Fall Marème Ndiaye defe naa bu ñuy wax est-ce que mën naa wax loolu ndax moom dafa fees ci moom dell dafa fees ci man dell boo xam ne tubaarkàlla mën na maa wax loolu ba fajar. parce que moom bu woyee traditionnel nga ni gongo mu woy musique moderne nga ni gongo et puis mu nekk nag jigéen boo xam ni depuis ma xam ko ba léegi nii soo xoolee ci musique sénégalaise franchement bokk na ñi nga xam ne ñoo tey ji ñoo téye drapeau bi. dafa woy jigéen ñi woy góor ñi ba pare wax jigéen nan lay sëyee jigéen nan lay téye këram nan lay yaree ay doomam te loolu dafa am importance woy du rafetaay rek wala comme ni mu koy mën neex baat mais ay message woy rek lay def macha allah ñun géwél xam nañu loolu ba noppi nag mu ànd ak Cheikh Saliou Mbacké Cheikh Saliou Mbacké mii nga xam ni mooy borom Gotok Mbuur mooy borom njenne njurul mooy borom ndooka mooy borom xabbaan ak ngàpp ndal soxna fa jaxate la yaayam tudd Amadou Oustou Touré baayam masata borom du nay baayam masata sata joobay baayam baaba dikk xarit Njaay asanku ma sangi jee yéen takko caam ak ma takko caam sëñ Ba Mbaye baayam moo juri ci géej gi Mamadou Seley baayam maam Ballay Say baayam maam Maaramay baayam bàyyi sëñ Mbàkke Mouhamed mi toj réew mi te def lu baax Viviane day dem Zénith ak baa am dam ba noppi ñibbisi ak siin ndax fàttewul kenn. nekk lu ndaw ànd ak ku ñuy wax Mbacke Dioum mu présenté ko Youssou ñu gis ko xam ne talent ngi nii talent bu war a yeewu et nekk ndaanaan nag nekk professionnel ci li muy def boo gisee ay débéem da nga xam ni carrière am bi ñun duñu bett. parce que danoo yàgg jaaru te xàmmee furna bu boy kenn mënuñoo nax ci mbir mi kun na leen ndaanaan la wala dina dooni ndaanaan rek jàppal. mu am fulla ci li muy def bëgg ko et puis topp ko loolu bokk na ci li nga xamante ni vraiment tax na ma sopp li muy def te jigéen la am na jom boo ko tee xool parce que nit ku nekk ci sa li ngay liggéey nga mën a wane sa bopp ma xool ci li muy liggéey ni mi ngi ciy wane boppam. et puis mi ngi ciy wane fulla te bëgg na ko jaral na ko lu ne. léegi mën naa ko classer ci diva yi
am na lu bëri lu mu def Sénégal te tam lu yàgg rek dëgg la carrière am na longévité donc elle a beaucoup fait sur le plan de la musique sénégalaise ci côté jigéen ñi donc duñ def lu dul sargal côté ak di rafetlu carrière am bi yëpp yàlla na yàlla gën a yokk affaire yi mu jëm ci kanam. yéen a ngi waaj Zénith bésu jigéen ñi. mariage forcé. mu nga li may wax rek nañu bàyyi xale yi ñu jàngi et puis nañu dimbali jigéen ñi yërëm leen. nañ leen yërëm ndax li may wax rek jigéen yàllaa ko suturaal yàllaa ko warmal. donc nañu dimbali jigéen ñi et puis ñu bàyyi xale yi ñu jàngi Pape. moo ëpp solo. voilà li neex nag ci li ngay préparé. ba tey balaa ñuy waxtaan ci album international bi parce que ay secret laa bëgg a dévoiler bu ca kanamee tuuti ak Viviane nag ñi mu ci àndal depuis déjà des années artistes sénégalais yëpp dañoo jóg bokk ak yow 10 mars bi ku ci nekk dafa foog ni moom mooy tëgg le 10 Zénith muy góor muy jigéen qu'est-ce que ça te fait. Pape dañu baax rek ndax boo déggee léegi témoignage yi ñu def ci man. dañu baax rek. ndax wax ci sa mbaaxuwaay du wàññi ci sa mbaax dara. te lii moom mooy wane ne ñun ñëpp benn lañu Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar. te ñun artistes yi wax dëgg yàlla ñëpp bëggante. et puis yéenante lu baax. ndax tey ji bi ma nee Zénith. muy yaay muy papa. muy ñi ma mag muy ñi ma magul. pour dellu si waat ci album international bi nga xam ne nii bi nga toogee ay diir nekk Amérique Sénégal yëpp naan Viviane def na rencontre ak diw Viviane woy na ak diw Viviane def na lii ak diw def na lii ak diw album international boobu fan la toll. waaw Pape album international bi yaakaar naa ne yow yàgg nañu toog ay jotaay nga laaj ma ko fu mu toll. et puis àddina bi yëpp a nga ko doon xaar Sénégal. ndaxte dëgg la dem naa 2 ans Amérique. li ma fi doon ñëw Sénégal bëriwul. pour defar ko. yàlla dogal na mooy li ma wax rek sama musique man yàkkamtiwu ma ko dañuy togg ba mu ñor rek. nga xam ne buñ ko yekkee nit ci dañ koy mën a lekk. donc ba tax na mu ngi génn ni ci février bi incha allah. février voilà bi mu ngoog. première information te vidéo baa ngi nii single bi mu ngi noonu di génn. morceau bi nga xamante ni def naa ko ak Sakodi. ak Magic System. donc moom lañ leen di may léegi nii. may leen sama frère Mbacké mu waxaale ci quoi voilà. léegi kon balaa ñuy déglu Mbacké. balaa ñuy déglu ñoom Jerry Wonder. ak ambiance studio. dama bëggoon ñu tegal ko téléspectateurs yi mu nekk exclusivité parce que woy bii mooy nekk titre lancement wu album international bi février lay génn. c'est-à-dire ñun dañ koy am février le 10 mars ñu dem fecc ko Zénith. mu nekk album bu riche nag. ah oui album boo xamante ni am na xalam am na lépp lu nga xamante ni ñun dañ ko soxla ci sunu musique. rythme Afrique. voilà yëpp a ngi ci. boo dégloo album bi rek sax percu yi moo ci ëpp. sabar yi donc Afrique nga jël yóbbu Amérique. Afrique laa jël yóbbu ko Amérique. te dafa am surprise yu bëri yoo xam ne ci album bi. ndaanaan yi ci bokk bëri nañu. et puis lu bees la daal. voilà donc exclusivité bi tey ci guddi gi lii moo nar a nekk ci album international bu Viviane ñu seetaan ko guléet lay doon pour yéen ñi nga xam ni yéen a àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média donc exclusivité la ñu ko tuddee ñun regardez. yéen a ngi waaj Zénith bésu jigéen ñi.